ay ci jërë ngeen jëf mercredi 20 mars 2019 9h28 moom moo jot ci studio Awa Mbaye jërë ngeen jëf yéen ñi nga xam ni yéenay bàyyi xel émission boobu nga xam ni moom mooy xalaas ma ànd ci ak Mamadou Ndoye Bane ak Mamadou Mohamed Ndiaye Bane maa ngi lay ziar. ziar di la ziar bu baax sama waa ji di la béggee di la ñaanal jàmm te di ko sàkku ci yow di ziar Ndiaye l'homme fort de Ngabou et de la Petite Côte. waaw yow yaay l'homme fort de Pire. waa Pire sañu xoor ak li ko wër Pire sañu xoor ak li ko wër ñu ngi leen di ziar waa tundu xaali Amar Fall bi yëpp waa Meewaan sunu taliba rek yàlla na ko yàlla defar ànd ceeg ñi ko xam ñi ko war a defar Ndiaye neel amin di ziar waa Mérina Sall ñu ngi leen di ziar bu baax ak waa Paalu Pire ñu ngi leen di bëggee waa Njëgee jëg waa Kër Gala Kebe Ndiaye ñu ngi lay ziar. maa ngi delloo ziar bu baax maa ngi ziar ñëpp. dox ci tali Meewaan bi dara Ndiaye loo ñu contre Ndiaye. xam nga dama gën a métti ci àdduna. comme nga nekk. non vraiment nit ñi toog di la xaar. nga war a wax lu gudd nga wax la gis nga kii la kenn mënul nat bu léegi fi ñu toll nii xalaas man maa ngi seen ginnaaw léegi yéen xoolal nu ngeen ko doxalee fan lañ jëm. fu ñu jëm Ndiaye kay bëri Ndiaye dem sama moral. non Ndiaye. maa ngi lay siyaar man maa ngi lay delloo maa ngi siyaar ñëpp. waaw doo nga jàmm daa bëgg nga jàmm sant rek. weer wi daa sori tey le 20 waaw loolu tamit am service na minimum rek. Ndiaye kii. weer wi daa sori tey le 20 service minimum rek. am na koo xam ne su ay bagage yi xalaas bi su feeñee. du bokk ci ñi nii na mais du bokk ci gouvernement bi de. koo xam ne. la ma la waxoon naa nga la. mooy ministre conseiller bi def tojaanga wu rëy bi. Ndiaye. man nee naa la recoupement bi matatee ma wax ko. nu mu demeeti sax. turandoo jabar ji day moo ko jiiñ kii moo ko jiiñ mbir moo ko jiiñ daal aw lor. waaw noonu def ne da koo ëmbal. waaw. maanaam turandoo jabar ji. ministre conseil bi daa am jabar. waaw am benn xale bu jigéen buñ tuddee jabar ji. mu nekk ci biir kër mu nekk ci biir kër gi. ministre conseil bi kii ko. ba pare weddi ko. waaw ba pare weddi ko. ministre conseil bi daa anticipé gouvernement bi. Je pense qu'il a été mal conseillé. Mais bon, comme il fi daal laaj recoupement. ñii wax na ñii weddi nañu. ok il faut ñu xool nañu xam nga xalaas moom bu demee ba nar a salfaañi vie privée li may wax rek li muy yàq boppee li muy defar. mieux vaut ñu noppi ko. waaw dëgg la am déet. moo tax nañ mat a recoupement bi rek. waaw mais am na ay preuves yu wane ni takk na ci moom. laal na ci. takk na ci. nu ngeen fii dégg rek mën ngeen ko gis ci suñu Instagram boobu nga xam ni moom mooy xalaas off waaye mën ngeen dem ci suñu chaîne YouTube tamit foofu tamit mën ngeen fay sañ suñu page Facebook astafurlah page Facebook astafurlah suñu page Facebook ak suñu loolu nga xam moom mooy suñu Instagram lépp rek loo xam ni information la bu génn ci xalaas yi mën ngeen ko fay fekk yéen tamit jaa ngeen jëf ay ca baan nga ni kii Ndiaye. loo wax ci ministre conseil bi nga ni moom même bu dul. man kay booy maa nga Belgique. laale na ci film nii. nga ni. maa ngi laale. non bu ñu yàq ko xëy na peut-être mi ngi ci xelu Macky pour mu def kii ko. laale na ci nga ni. donc nañ ko bàyyi noonu. abaan ma ne maa nga Belgique. nga ni nga ni ndax da cee laale wala laale wu. après naa la woon. nañ dem. abaa day kan la de. non abaa xamu ko. ñàkk koo xam rek laay jooy de bu ko wax. man laaj ténor laa moom ñàkk koo xam laay jooy. Ndiaye kii Belgique la jógee. bi mu nekkee liir bu tooy xëpp. ñi dëkk Belgique nu ñu leen di woowee. les Belges. ah d'accord. waaw Ndiaye yow loo ma teg am nelaar. non pas damaa laaj de. noonu kiiwuma la pour di la tiiñal de. mais damaa xam ne ñi dëkk Sénégal lañ leen di woowee. waaw mais ñi dëkk Belgique damaa xamul nu ñu leen di woowee moom laa doon laaj. xanaa nag lu ma nelaar. du nelaar de lan la. affaire de connaissance la. aw ma droit laaj baan. ñàkk culture générale merci beaucoup. ñàkk culture générale nag moom am naa ko. waaw man su ma xamul aw ma droit laaj leen. non xam nga ko kay. ku la ko wax. xam nga ko. ah déet non xam naa ko mais ça lool. yow daal wuy ma dolli nga ma xam-xam. jërëjëf. ñu dem ci leneen. ay dëkk Bambali nu leen di wooyee. Sadio Mané. waaw kon jeex ñëpp Sadio Mané leen tudd. am na benn boy bu ñu laajoon sport boobu noonu ñiy def épée yi. nu ñu tudd. waaw. su ne D'Artagnan. kooku wax dëgg moom doo nga wax dëgg. kii nag Belgique la jóge xale bi. yaayam sénégalais la. papaam sénégalais la. mais xamu ci kenn. ba mu juddoo. ca tooy ba. bala mu fee def weer xaw ma ñaari weer. ci la ko ay Belge ñëw adopté.
parce que yaay ji moo ko joxe woon ci orphelinat yi ba pare wax ni da koo bëgg a joxe ay tubaab ñëw jël ko yóbbu xale baa ngi juddoo Abbas Ndaw te booba liir la waaw 93 bi ko tubaab yi di adopté waaw liir la waaw yaay ji moo ko yóbbu orphelinat waaw joxe ko fa waaw léegi moom moo dem ba màgg di sant yàlla nag bu baax di sant toogaale na waaw toogaale ba pare ñëw di wër yaayam amul benn piste ci yaay ji dara lu dul turam xamul sax papaam ki ma dégg nga ko doon monté déggul olof français kon ay français ngay teg ci xalaas waaw déglul jox ñu. En fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, je suis né le 19 septembre 93. Et un an après ça, j'ai été abandonné à la naissance. Et un an après ça, j'ai été confié à l'orphelinat des Pouponnières à la Médina. Un an après ça, mes parents actuels adoptifs sont venus me chercher, 2 blancs de Belgique. Je suis parti avec eux, j'ai fait ma vie jusqu'à maintenant. Et bon, en grandissant, j'ai quand même eu envie de retrouver, de savoir d'où je venais, connaître ma mère, même mon père, etc. Je me suis renseigné auprès de mes parents qui m'ont sorti des papiers, les papiers justement de l'adoption et tout ça. Et sur ces papiers, il y avait un nom, Fatoumata Niang, sur le papier du tribunal, donc qui déclarait que ma mère, Fatoumata Niang, a renoncé à moi en date du 28 septembre 93 par lettre écrite. Et c'est suite à ça donc, que j'ai pu être adopté. Et moi, quand j'ai vu ça, j'ai essayé de faire des recherches, c'est-à-dire que j'ai téléphoné à l'orphelinat pour essayer d'en savoir plus, pour voir si peut-être ils avaient des traces, des documents qui pourraient me confier, etc. Dans le même temps, sur mon acte de naissance, il fait mis que je suis né à Abbas Ndao. Donc je suis allé voir à l'hôpital si eux aussi avaient des archives du jour de ma naissance, peut-être qu'ils avaient une trace. Malheureusement, ils n'ont pas trouvé, ils m'ont dit qu'ils n'avaient pas. Donc du coup, je suis retourné à l'orphelinat et là, la sœur Thérèse m'a remis mon dossier dans lequel il y avait une lettre, la fameuse lettre que ma mère a écrite donc le 28 septembre 93 où elle renonce à ses droits et en me plaçant à l'orphelinat. De la Médina, c'est ça, à la Pouponnière. C'était le 19 septembre, je pense, ou le 28. Moi, je suis né le 19 septembre, mais ça même, moi-même, je sais pas si elle m'a ramené le 28 quand elle a donné la lettre ou si j'étais déjà placé là-bas. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que à l'orphelinat, tant que tu n'as pas renoncé par lettre écrite, eux ils veulent pas prendre l'enfant. Donc à mon avis, c'était le 28 septembre pour ne pas avoir de problème et que chacun ait ses responsabilités. Donc à mon avis, c'est le 28 septembre 93 que j'ai été placé à l'orphelinat. Juste sur le papier, le nom qu'on m'a donné, que ma mère m'a donné, c'est Oumar Raphaël Sen. Mais c'est tout ce que j'ai. Donc ça veut dire, je sais pas, peut-être même que c'est le nom de mon père ou peut-être que c'est le nom de l'oncle qui l'a accompagné, j'en ai aucune idée. Mais en tout cas, c'est ce nom-là, Oumar Raphaël Sen. Donc maintenant, on va déduire que peut-être qu'elle était dans des situations qu'elle n'était pas en mesure de te garder, quoi. Non, bien sûr, c'est ça, parce que j'ai parlé longtemps avec la sœur à l'orphelinat. Et elle m'a dit que c'était effectivement par manque d'argent. Et quand j'étais encore en Belgique avant de venir, j'ai eu contact avec une sœur qui a été touchée par l'histoire et qui a fait des recherches. Et elle m'a dit que 6 ans après mon adoption, ma mère était revenue à l'orphelinat pour voir si j'avais bel et bien été adopté, si j'avais une vie confortable, entre guillemets, parce que c'est pour ça qu'elle l'a fait. En principe, moi, c'est ce que la sœur m'a dit, que c'était par manque d'argent. Et donc, voilà, elle voulait vérifier que son fils ait toutes les chances qu'il fallait dans sa vie. Et voilà. Vraiment, c'est un fils très reconnaissant qui cherche sa mère, vraiment. Waaw, defe naa wax na turu yaay ji. Parce qu'il a bien compris que ni. Waaw. bi ko yaay ji di bàyyi ko woon parce que da koo bañ ak yooyu da ko bàyyi woon pour mu am situation bu baax. parce que boobu moom mënu ko woon. man de ñaar neex na ma ci xalaas bi. benn mag nee na ma xale fu mu nekk bu màggee seeti yaayam. firnde baa ngi nii. beneen bi topp mooy ni ma déggee mu wax ko. merewul yaay ji. léegi nag. ñu bëri war nañu ci jànge. digaluma kenn muy am doom ju mu munta yor. mais bu la ko yàlla nattoo. bul sam xel tëju wala ngay jël ay risque naan da nga koy sànneeg da ngay def yu kenn xamul. amaana xale bii bu ko yaay ji yoroon ci yooyu la jamono ci condition yi mu doon dund. tey du màgg bay di ko wër. mais la comme xelam def jox
amu ci problème ak yoon ndax tey bu ko sànni woon baa mu ray ko wala truc heure bii ñu ngi naan maga ca pen baak déedéet. mais daf koo jël dem dénkaane ko orphelinat. nan la xale bu juddoo ku ko jur fan la juddoo loolu ça ne nous concerne pas. li ñu concerne daal mooy def na li daal xelam. dem na dénkaane ko am na ñu ñëw jël ko adopté nañ ko jox nañ ko éducation bu baax yóbbu nañ ko bitim réew yar nañu ko yor nañu ko yiir nañu ko yedd nañu ko. kon yaay joojit def na li ko war. képp koo xamante ne ji yàlla nattoo na la nga am doom ci anam yoo ko bëggewul wala nga am doom te mënoo koo yor. toppal tànku femme bi. après leneen lu ci am nag ñu xam ne yàllaa yor nit. dëgg la léegi nag. comme wax na turu yaay ji. Sénégal moom comme li wax rek c'est un petit village. réer fi du jafe. du yomb. même bu fekkente ne yaay ji yëgluwul. ñu xam yaay ji xam histoire bi ca yooyu la jamono. dinañ yëglu waaw nañ jokkoo ak ñun. voilà moom na xelam dal li ma leer mooy. gëm naa ne dina feeñ. waaw 93 ca hôpital Abass Ndao. waa ji mi ngi fi. ni muy waxee Abass Ndao de xam naa ne. waaw waaw mais nag tamit hôpitaux yi. yooyu la jamono est-ce que Abass Ndao tuddul woon repos Mandel. 93 waaw 93. repos Mandel la tuddoon. seetloo maire yi koo ci xam ne sama taw bi repos Mandel la juddoo. 93. dama ko yaakaar rek de en tout cas Abass Ndao daal repos Mandel tuddoon na ko fi waaye mais waaw sunu. yaay wana dëgg validé nañ ko. wuy ñoom Binta maire validé ko. Ablaye yow rue 22 nga juddoo yow xam nga repos Mandel Ablaye noppil. en tout cas mi ngi noonu képp koo xam ne xàmme nga ko daal 93 la soxna soosu am doom te du yaay doom jaa ngi nekk fii ci dëkk bi di ko wër. waaw mi ngi noonu daal. am na beneen intox bu am. waaw. benn waay bu may gis ci réseaux sociaux yi ñu ne paa la. waaw benn paa. def na Europe 37 ans. dafa bëgg a ñibbisi. mais mënut a ñibbisi. je pense loolu amul. gis nga Ndiaye. vidéo boobu amul de. vidéo bi gis naa ko. waa gars yi ko doon filmer doon ay sénégalais. comme ci doonoon sa papa doo ko def. waaw doo ko filmer dugal ko ci réseaux sociaux yi naan kii dafa bëgg ñibbi kese. mais su fekkee ay sénégalais ngeen bëgg koo dimbali war ngeen mën koo mën a jël dugal ko fenn gérer ko utal ko paas mu ñibbi si. mais est-ce que duñu ko wan pour ñi nga xam ne ñooy waa këram gis ko wala ñi ko bëgg a dimbali ko. non damaa bëgg a ñibbi. nga filmer paa bi. non même au-delà de ça dugal ko ci réseau yi. paa bi ay mbokkam ma ngi fi. waaw xam nañu ko. waaw te soxlawul di ko ketal billet pour muy ñëw. bu dee paa bi nga xam ne moom lañ def ci réseaux sociaux yi. génnee ko noonu. soxlawu ko. te am de source sûre. wax nañoo magam bu jigéen xaw ma rakam bu jigéen bu ne Sénégal. ak benn jarbaatam bu góor. doomam bu jigéen ba ne Belgique jël na ko yóbbu ko Belgique ca moom. bi vidéo bi duggee ci réseau yi li ma ciy ñaawlu mooy sunu site internet yi encore une fois benn nit toll fee filmer benn paa rek ñoom ñu ni ko coppet dugal ko def ci benn texte dugal ko seen site internet yi. papay jàmbur maamu jàmbur tamit loolu rafetul. yéen journalistes yi loolu journalisme la yow Ndiaye waxal. man vraiment man bi mu yegsee ci man loolu du la fii journaliste. man bi mu yegsee ci man animateur bi. dama ko envoyé journaliste bi. mais comme mënu ma cee sori journaliste tamit moom li ma wax dégg naa ko nañ ci teey ba enquête yi xool ba noppi moom. non c'est vrai. c'est que dañ ciy war c'est que dañuy gis dara ci Facebook. ci réseaux sociaux yi. jëlee ko foofu. wala ci ay audio WhatsApp jëlee ko foofu. def ko article. man daal kii xam nga journaliste bu nekk dafay maanaam da ngay wóolu sa source. waaw léegi nag si vraiment la source est de bonne foi ou pas. kooku moom beneen affaire la. mais li ma la mën a wax mooy journaliste bu nekk source la am yow source bi jox na la info bi. xëy na dala daan jox yeneen yuy dëgg wala des choses comme ça. kon ñun man bokk mënu ma leen a condamné ci dara. parce que xamoo fu ñu jëlee info bi. journaliste nag dañ koy manipuler. wax naa démb lañ fi xëy tàggee Moussa Gningue. waaw mi ngi noonu. te deewul tey la gën a dund. waaw te ñu na xoolal loolu. mais loolu du yoon. ñu na waaw en tout cas daal boo Cheikhouna Sy. waaw moom mooy le président des Sénégalais de l'extérieur man moo ma jox information bi. mais bugguma ci woon a sori moo ma jox envoyé ma photo bi wax ma ci yooyu nga xam ne yëpp dama ko jox sama journaliste bi nga xam ni man moo ma doy mu ne ma nanu def nànk ci info bi ba keroog ñu ci am lu gën a leer man it ma daal ci teey daal ci def nànk mais daal booy bi ma ko jox noonu la tudd Cheikhouna Sy c'est le président des Sénégalais de l'extérieur. mais loolu dadul information sax. daal li ma mën a xam daal mooy ñetti sénégalais tiim la di la filmer damaa bëgg a ñibbi xanaa yéen sax su kenn defee ku nekk tuuti sax mu ñibbi jarul publier
loolu du info. ah mais ça dépend de bu fekkee dafa nekk situation yoo xamante ne dafa laaj mu ñibbi si njabootam. waa ji paa bi muy wax booba. dafa xawoon na tàggoog sago. waaw loolu wax loolu la quoi mais xam nga ni yow mi jàkkaarloog moom xam nga ni noonu la demee. nga koy filmer ci noonu. mais xam nga yëpp sax ay supposition la gis nga loolu nga wax noonu. waaw wax nañ ma ko. waaw xam nga ba léegi déggoo ma wax ko. waaw nee nañu bañ koy filmer dafa tàngoon. waaw xam nga comme li nga wax sànq. bàyyi jàmbur ak maami jàmbur. waaw doo fi toog naan dañ koo fekk mu tàng ak yooyu. la dafa sol lu diis wala dafa tàngoon lan la. gaa yaa ngi koy publier ci réseaux sociaux yi di ci wut weccet. daa tàngoon ñu ngi ci wut weccet. en tout cas daal mais comme nee nañu doom ju jigéen ji jëli na ko. waaw yóbbu na ko Belgique. ñoom it bu ñu sàgganati ba seen bàyyi di mujj ci réseaux sociaux yi. dëgg la waaw mais nag ñi ci wut weccet nañ ci arrêté. ah mais ban bàyyil ñooñu ban ku dee ci marché yaa tàgge sa bopp. en tout cas daal Ndiaye li ma lay wax mooy. information yi mën nga tey ji balaa léegi ci ngoon mën nga amal yeneen information yu yoo xam ni ba tey ci loolu la jëm. waaw non day kii. waaw day évoluer. waaw day évoluer mais nañ ciy tey rek. ayca nañu ciy tey rek. ayca ok te fële leen jëm ci waa ji moom mooy Moussa Omar Gueye. moo ne Louga de non Al Ousseynou Diagne. Al Ousseynou Diagne kii nii bii nii. waaw mais yow Mbane rey gi ñu rey Moussa Gningue te deewul loolu kenn du ci wax. ah mais day guddal fanam rek. kenn du ci xalaas lii. day guddal fanam rek. waaw mais Ndiaye ñii xëy di rey nit ñi te nit ñi dund. Moussa Gningue sorcier la nañu maandu ci mbiram. man kay biñ ñemee Moussa Gningue dinaa nee na ak ni mu bëree gàllaaj en tout cas gars yi nañ def nank ci nit ñi. yal na fi yàgg non day guddal fan da yaakaar ne tur yee daje. nañ xool lii di ñëwaat ayca ñu déglu ko. waaw xale bi yaayam maa ngi moom ñu bokk benn ndey waaye yaayam moom dafa gaañu maa ngi sama mag bi ñoo nekk xale bi daanaka ci man la nekk maa ko yor ba muy xale ba nag ni yaayam dafa tàqali ko seen papa ñett la ñu kenn ki ñu mujj am dafa gaañu yaayam nag nekk nit koo xamante ne nii ëmbam dafa metti wasinam metti mu nekk nit koo xamante ne nii dooleem bariwul suñu doole sax laa wax bariwul te yàlla def lii am ci kaw xale bi ñaar fukki at la am ak benn jigéen la waaye xale bi muy am juróom benn at la njëkk a réer bu yàgg sama kër yaay la réeree woon léegi bi mu réeree noonu feeñ ñu indi ko mu nekk fii mais xale bi day jékki saay di dem fu ne dem nañ fa. fan lay dem. day dem ñun daal wax dëgg yàlla xamuñu fan lay dem ndax jëlee nañ ko fi ñaari yoon lu ma ñetti dëkk ba ñeenti dëkk jëlee nañ ko fi indi ko fi delloo si waat ko ci man. waaw dem na fi Dakar dem na fi ginnaaw Ngaay dem na fi fii ci ginnaaw kii bi. SPA bi fa lañ ko mujj jëlee bu yàggul keroog mardi bu mujj bi nag moom affaire bi dafa metti ndax xale bi bu demee bu ñëwee day feebar fu ne seetlu nañ fa. mardi bii passé. waaw mardi bii passé. bi mu demee ñaata ban diir la fa am. bi mu demee mardi dafa dem ay tàkkusaan yooyu la dem bi mu demee bi tippi Pape Marichou di commencé lañ ñu woo biñ ñu woowee wax ñu ne ñu ngi gendarmerie astafurlaa mi ngi police ñu téye ko fa. bi ñu fi jógee dem man ak sama cousin bi ñun ñëpp ñoo àndoon suñu doomu nijaay lañu ñu jógee fi dem bi ñu demee ñu wax ñu ne ñu dafa moom kat dafa composé rek ba woote xale bi nag macha allah dafa jàng. composé woote. woote police. léegi te numéro commissaire la jot waa ci benn téléphone bu mu yoroon. fan la amee woon numéro commissaire. xam kenn xamul ñu wax ko bi ñu ñëwee ñu ngi ko fekk mi ngi jooy ba ñaqatooy xepp commissaire bi ne moom daf ko woo rek mu ne ko. ay message rek la envoyé ko mu dem laaj ko fu mu nekk mu fekk fu mu jëli ko bi ko commissaire bi jëlee téye ko bi mu ko jëlee téye ko ci lañ ñu woo mu joxe suñu numéro ñu woo ko ñu ñëw dem fekk ko fa bi ñëwee ñu expliqué commissaire bi daa ne waaye loolu wóorul ndax comme jigéen la te day def nii jëm leen koo téye wala ngeen seet ci moom ay ñaan façon xëbal bu ne xëbal naa ko dóor naa ko ba wat ko ndel ne dafa bëgg a bon lu ne wax naa ko ginnaaw yi ñu dem topp maama ni fu ñu dem ñu ne dañ ko yàq fu ñu dem ñu ne dañ ko yàq léegi nag dañuy wut ndimbal ndax dañoo dégg ci ndoy baan dañuy seetaan ndoy baan. kañ ngeen tàmbalee dem ci. yàgg na war naa am léegi ñeenti at ñu ngi dugg ci maama ni. balaa boobu ndax demoon ngeen tamit ci docteur. waaw demoon nañ ci docteur. loolu tamit jëlee ngeen ci dara. dara jëluñu ci dara ndax gisuñu benn feebar bu nekk ci moom. te moom daal day jékki-jékki dem. te ni mu fekk muy tege da ko yóbbu. lu mu fekk muy tege da ko yóbbu. léeg-léeg bu ñëwaatee bu dellusee dinañ gis ci moom léeg-léeg mu indi xaalis léeg-léeg duñ ko fekk xaalis. te xamu leen lan lay def. ñu dóor ne dafa bëgg a bon dafa bëgg a yàqu lu ne def nañ ko jëriñul dara
ginnaaw gi nag ñu topp maama ni ñu ne ñu nag def la. papaam mi ngi dund waaw. papaam fu mu nekk. papaam mi ngi dund. mi ngi ci Sénégal gi mi ngi ci Sénégal suñu doomu nijaay la. papaam yéen am ngeen ay nouvelle. papaam. du ko lu leen woo lijjantiwul leen xamul ci ay doom ci lan la ñu ne problème bu mënti nekk. moom bu joxee numéro papaam sax ba ñu woo papaam dañuy woowaat ñun. nit woo na ko nee na xale bi mu ngi bërëb sàngam defu ci benn effort. ci ku jur sa doom sama mag bu góor dem na ba mu nee na moom du ci dugg ndax comme moom papa mi ngi dund néegu ci dara lijjantiw ci dara moom tamit du ci def dara. waaw moom xolam jeex na xolam ñor na ci papa moom it moo tax mu waxee noonu. te papaam keroog bi muy tàqali ko yaayam situation bu metti la tàqali ko ak moom. waaw ndax boobu dafa fekk yaayam ëmb ñu yóbbu ko hôpital ñu koy opéré dafa ñàkk deret ba dañoo mujj dugg ci hôpitalu Louga di ñaan deret pour dimbali ndeyam keroog ba mu génnee la ko fase ci ñu bokk ak moom toppatoo ko benn yoon yi muy mujj ñaan baat moom it mer ñu toog sama mag la. moom moo jur xale bi waaye xale bi ci man la nekk ak magam. maa ngi moom ñoo nekk ci benn kër ñii suñu doom nijaay mën nañ maa témoin li may wax sama ci fene. dimbaliwu ko ci benn boor jàppalewu ko ci benn boor. waxtu bi ñuy wax ak yow nii moom anamu xale. xale bi nekk ko fi. kañ la demaat. tey fii xamuñu sax ban heure la dem yaayam dafa jóg ci suba rek fekk moo bëgg bi bàyyi ko noonu dem na. keroog mardi la dem. xalaas. loolu xalaas la de. daaw kooku it mi seen mbokk moom mi ngi ci ay jafe-jafe. waaw du day dem rek. yu yéeme te compliqué. day dem rek di dem rek man li ma ci gën a métti Ndiaye mooy. papa yi léegi toppatoo seen yoon ñoom seen yoon ci doom yi quoi ñoom seen yoon. doom papa yi waaw. yenn papa yi waaw yenn papa yi moo tax may wax su seen doom réeree seen yoon. su feebaree seen yoon su njàngama yàqoo seen yoon yooyu yan ban façon papa la te su xale bi toujours ma ko fi ñun ma déet baan bul wax te su xale bi màggee wan ginnaaw papaam ñun ko non c'est-à-dire waajur xeer laak yu kenn xamul papa bu jëlul benn responsabilité ci moom du xeer du papa Ndiaye. loolu for na de. non papa da ngay taxawaayu papa. mais li papa non y a beaucoup de papa yu daw seen ay responsabilité mais très souvent aussi weñ nga ca mbànjaxaan nga lay bañee. fu mu mënti bañee xale bi am na ñuy daw seen responsabilité am na ñoo xamante ne ji dañ leen a xañ seen i responsabilité. waaw am na ñuñ ko xañ. am na ñuñ dàq am na ñuy daw. voilà man ñiy daw laay waxal. waaw xale bi yoonam nekku ci. tojul ne ni ba koy fay. sa digganteeg yaayam. xale bi yoonam nekku ci. yaa ko jur da nga ko war a toppatoo. dëgg la xam nga lu tax fii ci Afrique du ñu jox cër doom ni mu waree mooy jur dañoo yomb. dëgg la de. ak fase réew yu tubaab bi am na ci réew yoo xamante ne ji boo amee doom mu màgg. waaw bala nga cay tegaat beneen doom sa doom boobu da ciy ànd ba pare. waaw. par exemple nga am sa doom nii quoi ngeen yar ko ba mu am ay 5 ay 10 ans 11 ans 12 ans. ndax ma defaraat wala ngeen di indiwaat beneen doom ngeen taxawal ci projet beneen doom. da ngeen ciy wax xale boobu ba pare. loolu jooju teel a am ay responsabilité. non mais loolu la. loolu en fait néew ma lu baax la de. mais juste pour te dire que ñun jur ni mu ñu yombee. moo tax pour maanaam ñuy taxawu suñu doom yi. ñi mu war yow léegi Ndiaye bu dee dama laa dégg daf mel ni comme da nga ànd si loolu tubaab yi def laaj sa doom pour ndax war naa amaat doom. déedéet. àndoo ci déedéet. mais yow tamit àndoo ci am doom di ko bàyyi noonu muy taxawaalu amul yar amul. gis nga na nit ñi sóor ñaar. un enfant c'est du temps. c'est de l'argent. xale ci boppam. nga war koo taxawaay ba war. dafa laaju jot dafa laaju tuut nag moom suñ ko waxee c'est relatif ndax kenn ku nekk. la nekk sa poos moom nga yore sax njaboot. ñii xëy na yàlla mën na leen gan ba seeni soxna ci clinique yi la ñuy muccee. ñii yàlla mën na leen gan ba xëy na seeni soxna ci dispensaire yi la ñuy muccee. mais fu mu ci mënti doon rek. doom la. très bien la nga am ak na nga mën taxawoo ko sa doom. am na ci xale yoo xamante ne ji buñ màggee pour ñoom tout le temps dañ leen a war a jiite ca yar bala. ñoom pourtant dañ leen a war a jiite. fu ñu ànd ak seen i morom ñooy des ginnaaw. bu ñuy séddalee ñëpp ñëw di jël. ñoom dañuy taxaw ba ñu xaar jox leen. dëgg la du ab yaru de. ña leen yare la da ngaa manquil xale bi. xale da nga koy yar ci lu ñuy xëccoo moo ca war a jiitu. confiance. xale da nga koy yar ci fu mu taxaw moo fa gën. mais bu fekkee xale daa màgg gisul papa. ku koy wàññi. kenn xamul. bu fekkee yaay ja du toog.
ku koy aar. du am confiance quoi du nekk en sécurité. bu fekkee kër guñ dëkk tey ñu génne leen suba. fu muy amee jom. bu fekkee yaayam heure buy leb moom la yónni fu muy amee ngor. xale boobu gis nga bu màggee noonu. xam nga lu muy doon. businessman. al toppe. businessman yi. al toppe lay doon. lan lay business. nu mu ci génnee rek. nu mu ci génnee ci loo nekk mu ne maa ngi koy takkal. maa ngi koy lijjanti non non c'est que gis nga une fois encore nag yàlla yor ñëpp mën ngaa am yéene yi sa xale sa doom gën ci doom yi. gën a tekki ci doom yi. waaye na fekk mu ànd dogalub yàlla suñu borom. en tout cas njaboot yi daal. buñ leen di bandone. nañ leen di taxawu. xale bi gën a soxla taxaw mooy xale bi am tawat. dafa soxla ku ko encadré. soxla ku ko taxaw. yaay yi wéet nañ ci torop. gis nga Njaay fii nii famille Sénégal yi xale yi handicapé yi soo juree joom mu laa ko nga juraat ko mu laa ko wala nga jur doom ñu laa ko rek ñu ayal la gaaf reportage du jour bi nga war a def sax bi nga war a def mooy xalan la y a des handicapés yoo xam dañoo jàng ba am ay diplôme fu ñu dem di wut liggéey duñ leen jël jigéen ñi fu ñu dem di wut liggéey tamit du leen jël te pour ñu am jëkkër sax problème la. loolu du fait divers loolu fait de société la. waaw benn la fait de divers ak fait de société amul différence. fait personnel la loolu. amul différence. y a des handicapés Babacar lay yëngal. amul différence am na ay femmes yoo xam ne ay handicapé leen dañoo jàng ba am seeni diplôme. fu ñu dem di liggéey ñu dàq leen. te soo góor gu normal. allo présidence. waaw lii tam ci lii lu am solo la déglu ma rek soo demee di leen tàgg waa di fi dagg rek lii dafa am solo Njaay. waa d'accord ko suba bëggoo ma wax ci handicapé yi kay bëggoo ma wax handicapé yi ginnaaw waa kon boog ñun ñoo ko déggandoo ginnaaw Njaay ak Aba bëgguñu ma wax ci handicapé yi kenn wax loolu dañu temps bi léegi xoolal may ma tuuti rek 2 secondes ku tudd Njóoba Fall jàmm gën si Kambaaw dafa réer keroog samedi Njóoba Fall képp ku ko gis ñi ngi ñaan nga jokkoo ak yaayam Kati Diop Ponti 218 54 30 voilà. Allô présidence. Voilà. Allô présidence. Voilà. Allô présidence.